asalaamaaleykum mbokk yi safoo di seetaan ITV bisimila ci xibaaru marax wi bu ne saa ñu jukki leen li ci gën a fës. ministre bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram di Abdoulaye Diouf Sarr teg na xeer wu njëkk bu unité de greffe de moelle osseuse di rek lu jëm ci wàllu mbirum yax ak lu ni mel naka noonu yi tamit beneen unité de procréation médicalement assistée maanaam daal ñu nga xam ne ci wàllu njurum doom dañ koy jaar ci wàllu xam-xamu kër docteur ngir daal di koy gën a yombalal askan wi. ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ma nga woon ci hôpital Dalal Jàmm bu Géejawaay investissement boobu nag ñi ngi ko xayma ci $1 milliard ak genn wàllu diir bi nga xam ni ci lañ ko war a tabax daal di jébal caabi yi fukki weer ak ñaar la di atum ñum. waa DER di jàppale ndaw ñi ak ñi nga xam ni ñoo di jigéen ñi fële ca Sangalkam jigéen ñi yëngu ci wàllu mbayum dër ci zone des Niayes bi ñoom nag jot nañu financement bu toll ci juróom-ñaar fukki millions ci suñuy koppar rawatina ñi nga xam ni dañuy liggéey ci wàllu mbayum pomme de terre ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ca Fass Boy di yëngu ci wàllu napp gi tamit taxawal nañ leen usine buy defar glace naka noonu mareyeur ya ca Thiès waa DER jox nañ leen ñaar fukki camion frigorifique. dañuy dem ba Tingiti ci région de Louga département de Kébémer foofu nag baykat ya fa nekk ñi ngi taxaw temm ni daal opérateur chinois yi du ñu fi jóge tey du ñu fi jóge ëllëg ñoom nag nee nañu campagne ren bi bu doxee ginnaaw yàlla ñooñu nga xam ne ñooy opérateurs yi jóge ci Chine dañ cee dugal seen loxo bu baax ba tax na ñoom daal d'accord ñu benn yoon ngir ñu jële fi ñooñu di chinois yi ñëw di jënd si gerte gi ci diwaan yi. suñu rubrique découverte dañuy desandi ca Mali ginnaaw bi ñu leen xamalee ak barrage u Manantali bi yoon nag dañuy dem ca bac bu Bafoullabé nag ay téeméeri nit ñoom ñooy jël bac bi ci rive fleuve Sénégal bi di dem ci ñaari mbeex yi ci wàllu koom-koom nag bac la bu nga xamante ni nii mi ngi jur lu bari ci wàllu dem beeg dikk bi rawatina ci wàllu koppar. bisimilah ci faram-fàcce gi balaa ñuy sóobu ci faram-fàcce gi sax dañuy daal di jukki xibaar bi nga xam ne mi ngi ñu dikkal jóge ca conseil des ministres am coppite ci wàllu bopp police bi Seydou Bokar Yàgg moom la ñu tabb mu nekk inspecteur général de la police moom nag moom moo fa remplacé Ousmane Sy mi nekkoon directeur général bu police loolu mi ngi tukkee ci conseil des ministres bi amoon niki tey ci wàllu conseil présidentiel bi nag lu bari ñu ngi ko ci xaar ki nga xam ni juriste la di financier di Mouhamadou Tidiane Diop moom nag nee na faaw rek ñu taxawal benn centre bu nga xam ni dañu fay càmbar lépp lu nga xamante ni nii ay xibaar la waaye tamit di fa nas di fa nocci moom li nga xam ni moom la xamle moo di président de la république dafa war a nar a dëggal li nga xam ni jot na ko wax askan bi ci ay wàllu ay dikk noonu nag faaw rek ñu dugal ci mbir mi ñi nga xam ni ay dañuy yëngu ci wàllu planification ci wàllu njàng mi ñi nga xam ni tamit ci wàllu askan bi ni muy yokkook lu ni mel dañu koy càmbar Mouhamadou Tidiane Diop tamit nee na faaw rek ñu daal di insister ci lu jëm ci wàllu pavage bi nga xam ni ay ndaw yu bari mën nañ ci amum xëy naka noonu yi tamit artisanat bokk ci secteur yi nga xam ni day jur ab liggéey pour ndaw ñi Mouhamadou Tidiane Diop ci téléphone El Hadj Malick Cissé. conseil présidentiel bi aussi mooy président de la République mesure yu mu annoncé bon yooyu lay consolider conseil présidentiel bi sur l'emploi xam nga man dama ni comme que dañuy toog on est un pays qui on parle d'émergence dans ce pays là man dama xalaatoon un centre national stratégique de prospective on dit Sénégal 2035 mais ça c'est de la prospective c'est-à-dire que Sénégal fan la war a dem en 2035 centre national stratégique de prospective dama nañ ci def tous les professeurs qui ont publié en économie droit médecine philosophie sociologie mu doon ñoo xam ne ñu publier ñu def centre national stratégique de prospective ñu def ci prospective Sénégal en 2050 xam nga dafa am ay boy yu nekk sama quartier moi j'ai une structure jël naa ay maçon jël électricien jël carreleur ñu ma doon defal
ay travaux dans le cadre d'un marché public mais boo yooyu bi ma leen fayee dañ dem régler seen problème te ñoo ñu ngi toog maçon yëpp ñu ngi toog donc quand le président de la République dit que il va faire le pavage de Dakar cité na pavage moi te loolu ay ndaw dinañ si mën liggéey daan les maçons tous ces maçons qui sont là on ouvre un bureau ici dans la rue woote booy ñëw ngeen sa carte d'identité nga inscrit tu es un maçon ñu jël on déroule le programme ñooñu ñëpp mën nañ ci liggéey pendant 3 ans pavé Dakar c'est un grand programme gis naa yéen a ngi pavé seen fii c'est bien donc bu ñu pavé fii yëpp bon et puis dina wàññi pavage de Dakar parce que on sort de l'argent 2 fois suñ pavéwul suuf si ñëw bu ndox mi ñëwee day dugal suuf si ci canal bi mu fatt ko boo pavé par exemple suuf soosu dootul kii donc même foofu dina am dépense bu wàññeeku foofu. voilà président doon génne ay milliards di ko dugalaat ci inondation parce que canal yi fatt nañ ndox mi des foofu. Mouhamadou Tidiane Diop ci kennu askan wi xalaat bu rafet la génne autorités yi war ko daal di jëfee ndax lu yéwénal ca fa ñu jëm la ci 2035 ñu dem ba fële ca hôpital Dalal Jàmm bu Géejawaay ki nga xam ne mooy jëwriñ ji ñu dénk wàllu wér-gu-yaram di Abdoulaye Diouf Sarr teg na xeer wu njëkk centre bu wala boog unité bu nga xam ni dañ koy jagle lu jëm ci wàllu greffe moelle osseuse maanaam daal di greffe ay yax ak lu ni mel naka noonu yi tamit procréation médicalement assistée loolu buñ koy tekki amaana mooy rek ñi nga xam ni dañuy am doom ñu fas yéene ko jaar ci mbirum médecine ak xam-xam boobu ngir yombal leen ko ministre de la santé et de l'action sociale nag xam le na ni liggéey boobu def nañ ci lu toll ci milliard ak genn wàllu diir bi ñi ngi ko natt ci benn at ngir daal di jot caabi yi Mamadou Lamine Fati. xeer bu njëkk ci unité de greffe moelle osseuse ak unité de procréation médicale assistée teg nañ ko fii ci hôpital Dalal Jàmm bu Géejawaay jéego bu njëkk bu am solo suñu sukkandikoo ci professeur Philippe Morera jiite service gynécologie obstétrique bu hôpital Dalal Jàmm bu Géejawaay. parce que xam ngeen ni fii doom moom daf fi am valeur ñi nga xam ne nag donc dañu jànkonteel ak problème boobu il faut que ñu am nu ñu leen di assister loolu moo tax ñu daal di taxawal fii. centre bi nga xam ne dina leen jàppale ci ay anam yu xaw a yomb parce que boo xoolee li mu laaj bu fekkee da nga ko bëgg a def ci mbirum médecine privée sénégalais yu bare duñ ci mun jot. maire bi jiite Géejawaay di rafetlu bu baax a baax taamu bu ñu taamu dëkkam yile ngir dalal bërëbu fajukaay yile. Vous avez ici un hôpital intégré dans la collectivité. fii de am nañ fi hôpital bi nga xam ne dafa bokk ci askan wi dugg bu baax a baax ci biir askan bi te ñun loolu la ñuy wër dinaa jeexal nag di wax ne am naa mbégte bu baax a baax man mi nekk maire sama dëkk am hôpital bu mel nii li nga xam ne dina gën a jox jëmm bu baax a baax li nga xam ne mooy suñu gox gi la ba tax sax ba lépp loo xam ne suñuy wax mbirum faj la mu amee fii ci Géejawaay. Un hub médical. projet bi ñu teg dafa dugg ci doxalinu président Macky Sall bi nga xam ne dafa bëgg fépp ci Sénégal mu teg fa ay bërëbu fajukaay yu am solo suñu sukkandikoo ci ministre bi yore mbirum wér-gu-yaram ak action sociale. ne dem leen Dalal Jàmm defal ma fa ñaari unité yooyu unité yoo xamante ne amul fenn ci sous-région bi bon ndëkk maa ngi wax ne waa Dalal Jàmm am ngeen sas parce que li ngeen seetlu mooy 2016 ba léegi surtout ci weer yu mujj yi ñu ngi def accélération wu Dalal Jàmm pour positionner Dalal Jàmm mu nekk hôpital niveau 4 hôpital boo xamante ne mooy doon hôpital bi gën a am solo ci dispositif santé bi. jéego bu njëkk ngir tabax unité de greffe moelle osseuse ak unité de procréation médicale assistée teg nañ ko koppar bi toll ci 1 milliard ak lu topp su suñu xaalis joxanti dig daje fii ci at ngir tàmbali li nga xam ne mooy liggéey gile. dañuy dem ba fële ca Sangalkam délégation générale de l'entrepreneuriat rapide jëmale ko ci ndaw ñi ak jigéen ñi ñoom nag daal ña nga woon ca zone des Niayes jigéen ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu mbéyum dër daal dinañ leen jox financement bu toll ci juróom-ñaar fukki millions ci suñuy koppar rawatina ngir ñu am jiwu pombiteer bi nga xam ne moom la ñuy bay foofee délégation de l'entrepreneuriat rapide di DER ñoom tamit dem nañu ca Fass Boye foofee nag daal dinañu fay samp usine buy defar glace naka noonu ñi nga xam ni ñooy mareyeur yu Cees yi jox nañ leen 20 camion frigorifique Babacar Seck. mu nekk gox yoo xam ni mbayum dër nangu na fa lool zone des Niayes mën na dundal réew mi bu amee njàppale loolu kilifa yi tàmbale ko ànd ceeg parc éolien bu Taïba Ndiaye ak DER/FJ. li xaw fii diggante Taïba Seck diggante Baal diggante Makka ak Taïba Ndiaye dañu bëgg nag li am fii am ci commune bi yëpp fii zone de démonstration dañu ëllëg yeneen saa yi loolu président Assane noo ko doon wax ñu dem côté Thialé côté Jingué Makka Kër Magueye
ñoom it ñoo xam ne li ñu def fii war nañ ko mën a def fële. lu toll téeméer ci ay ndaw ak ay jigéen DER financé na leen ci wàllu mbay rawatina ci bërëb yi ñuy dencee li di ruus ci mbay mi ak naka lañ ko mën a soppee. jox leen lépp lu ngeen soxla pour mun def pomme de terre oignon président wax na ma léegi manioc mango ba pare ak ay unité de transformation pour non seulement di lekk mais di transformer di denc ba pare unité de conservation hangar ak foie comme yu waa Sénégal di def. bu soobee yàlla suñu mbébét loolu la ñun ak parc éolien bu Taïba Ndiaye. ginnaaw Taïba Ndiaye délégation bu DER wutali na Fass Boye foofa DER taxawal fa ab usine bi ñu defaree glace mu nekk loo xam ni ñiy yëngu ci wàllu napp gi ca Fass Boye yàgg nañ koo laaj te dina tax ñu mën a denc produit yi ñuy jëlee ci géej gi. capacité usine de glace bi bu fekkee comme ni ngeen ko waxee capacité bu ngeen soxla par an 60 tonnes la boo leen commencé di si ay weeru gaaw remboursement yi commencé. ma defal leen 20 tonnes bu bees. ba léegi ci napp gi mareyeur yu Thiès nangu nen caabi ñaar fukki camion frigo yi nga xam ni ci financement DER la ñu ko amee. bu ñu amee oto bu bees tey ànd ak tarbukin jën diitul nëpp Sénégal jën diitul yàqu Sénégal beneen bi ci des dina tax jën bi seeraay bi dina wàññeeku lu tax dina wàññeeku mooy tey boo war a oto bi soo ko jëlee yëpp nga war cee def 200 kees jën wala jënd 200 kees glace léegi di loo jënd 200 kees glace wante 100 kees glace ngay jënd loolu nag day demaat ci prix bi. mbébétu DER mooy camion yi nga xam ni dañoo màgget te mareyeur yi yor ko ñu jëlee ko fi indil leen yu bees. loolu mu ngi bokk ci programme renouvellement camion frigorifique yi nga xamante ne délégation générale à l'entrepreneuriat rapide taxawal na ko. fas yéene nañu ren ci 2021 bi dugal yeneen 2 milliards pour ngeen am yeneen 50 camions fii ak fin de l'année bu soobee yàlla. ci Sangalkam bi nga xam ni foofu la tournée bi dooree financé nañ ay ndaw juróom-ñaar fukki millions loolu ñu nar ko def ci production jiwu pomme de terre. DER di def liggéey bu am solo jëmale ko ci napp gi ak i tamit jigéen ñi nga xam ne dañu yëngu ci wàllu mbayum dër ca diwaanu Thiès dañuy daal di jógee foofu ba dem ba Tingiti nag mi ngi nekk ci diwaanu Louga département bu Kébémer ñoom nag baykat ya fa nekk lànk nañu carré ni daal ñii di opérateur chinois yi du ñu fi jógee ndax ñoom gis nañ ci seen njëriñ ñoom nag ci jàkkaarloo bi ñu am ak taskatu xibaar yi nee nañu campagne ren bi daal jaar na yoon te ñi nga xam ne ñoo di chinois yi dugal nañ ci seen loxo bu baax ba tax na ñoom d'accord ñu benn yoon ngir ñu dàq leen fii góor a ndak loo cer na fay. Tingiti di gox bu bokk ci région wu Louga département bu Kébémer fii baykat yi yëkkati seeni kàddu ginnaaw ba ñu solelee robu avocat opérateur agricole chinois yi lée yi yenn nalkati diw yi di joxoñ baaraam. dañu bëgg a xamal président de la république li président Raziad wax ci chinois yi ne arrangé wul baykat yi ñoom industrie yi la arrangé mooy bu taxawee ne chinois yi dañ fi war a jóge ndax ñoom ñoo tax diwlin gi cher litre yi ngi jar 120,250 ba tax nit ñi mënuñu am huilier ñoom bu fekkente ne dañoo bëgg am huilier mën nañ ko am ci yeneen façon yu dul jëli fi chinois yi ndax chinois yi dafa nekk marché bu jafe boo xam ne si ne président de la république daf ko rayante ba am ko ñëw indi ko kon loolu nag ñun baykat yi suñu arrangement la moo ñu jàppale kon duñ nangu benn yoon ay industrie yi ñëw ci dëkk bi naan ñu dañu fiy jëlee chinois yi ndax lii wala laa ndax dafa am loo xam ne si ne le ministre Moussa Baldé ak président de la république ña ngi ci taxaw tem pour baykat yi suqaliku pour baykat yi jëm ca kanam ndax bi fi chinois yi ñëwee en 2014 ñu ngi fekkoon kilo gerte 125 160 tey kilo gerte ma ngi ci dem ci 300 400 léegi ñoom industrie yi taxaw ne gerte gi dafa seer. ci lu jëm ci wàllum yokkute kilo gerte gi baykatu Tingiti yi ne loolee jaadu na jamono ji tembe yi. ñoom industrie yi su fekkente ne dañoo soxla diw nañu dem ci àll bi dëkk bi am na suuf nañ génn seeni ay moyens wut matériel agricole dem ci àll bi créer emploi dem pour am diwlin ndax ñoom bu ñu ne ay mille et quelque la ñuy am ci emploi yoo xam ne si ne ñoo war a def industrie te ren dañoo perte taxaw tey bu fi suñu waaye jógee ñaata millions personnes ñooy perte ñaata millions ñooy bay ci dëkk bi kon dama bëgg a xamal président de la république ne ko fi mu teg tànkam bu mu ko teggi Chinois yi ñun ñi nga xam ne si ne ñun ñooy bay Chinois yi moo ñu amal njariñ ñoom industrie yi wax ne dañuy def diwlin mën nañu am beneen yoon buñ jaar budul arrêté Chinois yi fii ci Sénégal. naka noonee ki ngàlloo kàdduk baykat yi di yeewoo ci Tingiti rafetlu doxalinu jëwriñ ji ñu dénk wàllu mbay mi. dëkk bi dafa am chantage dafa am ñoo xam ne si dañuy chantage nit maanaam taxaw ci télé bi xas ko vilibande ko jàpp ne mën nañ ko fi jëlee wala leneen te loolu
le Moussa Baldé président de la République moo ko wóolu fal ko muy liggéey ci liggéey anam bu rafet di jàppale baykat yi ci anam yu wóor loolu nag bu fekkente ne nit benn nit wala ñaari nit wala ay société ñoo ñëw pour bëgg ko def ngir seen intérêt bopp loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba. ñu jàkkaarloog taskatu xibaar yi baykat yi nekk ci Tingiti ne ànd nañoo ko doxalinu chinois yi lee ginnaaw ba ñu waralee yenn ci baykat yi tàmbalee gis seen bopp ci wàllum koom-koom. ata ngi nii bi ñu taxawalee loi bi tere lu jëm ci wàllu plastique ci réew mi waaye boobaak léegi gis nañu ni ñi nga xam ni rek ñooy commerçant yi ak defarkat yi daanaka bàyyiwuñu ko li ñi nga xam ni rek ñoo ko fi respecté mooy ñi ñuy tuddee grande surface ñoom daal ñoom ñi ngi defar ay jumtuwaay yu nga xamante ni ay këyit lay doon ngir ñu cay def marchandise muñ fay jënd loolu nag lan moo tax loi bi mënagul a dox boobaak léegi ndax ñu ne dafa amul ay mesures d'accompagnement ngir gunge loi bi ba mu mën a dëgër yeneen yi ci des daal di jàpp ni amul ay sanction maanaam teguñu daan kenn ku nga xam ni yaa ngi jëfandikoo plastique boobu Aïssatou Kane Moussa Fall. ab at a ngi nii ndogal buy tere jënd beeg jaayum plastique yi ñu taxawal ko wante ba léegi mu am ñu taw a doxal yoon. yëppale yi yëpp moom la wala. jaaykat bi jaayatul sachet plastique yu ñu tere moom mi la di wuyoo Penda indi ay coppiteef. effectivement am na ci yoo xam ne dañ ko tere. mais yooyu ñun jaayuñu ko yu ñu am na yoo xam ne tamit terewuñ ko comme genre yu ñuy solee glace. comme ñuy boo jëndee ba pare bi ñu lay dugalal genre bi am jàppukaay boobu dañ koy tere boobu moom c'est formellement interdit. biodégradable yi sachet yi ni en tissu la yii nii dañ koy utiliser moom la ñuy kii parfois daal wala sachet carton yi. sénégalais yi ñu seetlu ni te nañu doxal yoon muy lu metti ci ñoom ngir ñu tàmm ko jaaykat bi nag gis na ni faaw kilifa yi teg ci ay daan. mën a maîtriser complètement pour mu deñ parce que ba léegi pour mu deñ complètement mooy dañuy jël il faut moom ay sanctions pour di koy kuñ ci fekk parce que dañuy defe ni dañuy tooñ rek mooy tax nit ñi duñ ko mën a changer parce que ba léegi njort naa ne am na ñu koy jaay di nëbbu wala dara léegi loolu su bëggee dañ mooy ay sanctions rek moom moo ko mën a dindi. lu soriwul dara ñu ñëw ci ab boutique grossiste ñàkk gungewu autorité yi yombalul dara yoon bu ñu leen tënk. moom mooy ñu gën a xoolaat mesures yi nga xam ne moom la ñuy jël ndax bu ñu jëlee ay mesures te àndul ak mesure d'accompagnement te xaw a métti ndaxte loo mën di gis luñu aw askan lu ñuy utiliser rek boo jékki-jékkee éliminer ko xamal ne dina am problème yu mu andi ci askan bi mais dañoo war a xeex problème yooyu ba pare door a teg mesures yi ndax d'accord. Dakar lu ëpp juróomi tonne mbalit plastique la ñuy sànni bés bu nekk ci kàddu Abdoulaye Baldé ñi nga xam ni dañoo rekk teew a bàyyi plastique bi ay daan yu mag naka tegu seen kaw mën nañu fay lu toll fukki million ba ci sax tëjum kaso. ñu dem ba campement Ngexoox foofu nag coowal suuf moo fa jip ñu duut ci baaraamu tuuma ka nga xam ni moo fay maire di Pape Songe Diouf famille Jonn nag dañu koy rek tuumal ni dafa jaay parcelle bu nga xamante ni na mu ko jaayee teguwul ci yoon ndax parcelle boobee nag dafa nekk ci wàllu yoon maanaam famille Jonn ak beneen famille ñoom ñoo koy xëccoo mbir maa nga ca yoon te yoon addoogu ca ba tax na ñoom ñi ngi ñaawlu daal jaay gi nga xam ni jàpp nañ ni kii di maire ba Pape Diouf moom moo ko jaay Muntaga Kane. xarit ak jege ñaale njabootu njoon bi nekk fii ci Ngeko ñoom ñoo doon janoo ak taskati xibaar yi li waral loolu nag mooy dañu jiiñ meeru Ngeko ne moom moo jaay seen parcelle ci lu teguwul ci yoon. c'est la délibération wu 27 février 97 moo jubbanti lépp aju ci mbiru joxe kër fii ci Ngeko njabootu njooneen amaat nañu beneen këyit bu leen maire bu Ngeko jox ci délibération 03 bu ñaar fukk ak ñett ci weeru mars 2005 maire Ngeko daal dee jaay parcelle bi kii di Ali Taha Gueye muy lu ñu bett lool te kër gi njabootu njooneen ñoo ko moom ci lu wér te firnde yi yu leer la ñu amee ndax ñu ngi jot kër gi ci fukki fan ci weeru mars 2006 ñoom ñi nga xamante ni ñoo ji meeru Ngeko ne moo jaay seen parcelle nee ñu duñu bàyyi benn yoon mu set. fii nag du sedd fii du sedd dama ne dossier bi mu ngi dem ñun dañu def appel baa ngi ma yor mu ngi nii le 18 septième mois 2006 la ñu defoon jugement bi Ousseynou 2 jours après le 20 septième mois 2006 si la def appel baa ngi jugé guñ ko ba tey Pape Diouf jël terrain baa ngi ci biir moom litige bi xam na lépp expliqué nañ ko xam na nu mu demee bu doon def ko ump sax mu ñëw jël terrain bi Pape Diouf a ko jaay Ali Gueye
si kanamu ay témoin la ko waxe moo bind acte de vente bi. nit ki ci commune yu bari fii ci Sénégal commune Ngexoox bi moom am na ay jafe-jafe yu aju ci wàllu suuf yu baree bari. Pape Diouf wala Pape Songe Diouf maire Ngexoox di tuuma yi ñu teg ci kawam moom nag nee na mbir moomu yoonam nekku ci ndaxte daal coowal suuf la lu dox ci diggante Ousseynou Ndione ak Cheikh Fall ba ñu demee ci yoon jox ndam ki nga xam ni moom moo di Cheikh Fall waaye nag moom Pape Diouf mi ngi ñaan famille Ndione ñu indil ko këyit gu nga xamante ni moom la tuddee rek acte justificatif ñu déglu Pape Songe Diouf maire campement Ngexoox ci micro Mountaga Kane. boo ne mbirum suuf rek da nga naan mbiru nit ak nit moo fi xew. mbiru nit ak nit nag lu fi xew mooy diggante Ousseynou Ndione ak Cheikh Fall diggante Ousseynou Ndione Cheikh Fall le 31 janvier 2006 Cheikh Fall dafa porté woon plainte Ousseynou Ndione ñu dem tribunal audience bi waroon nekk le 31 janvier 2006 ñu renvoyé ko du 14 février 2006 ñu defaat audience du 14 février ñëwaat ñu délibéré le 11/7 2006 audience de délibération du 11/7/2006 boobu prolongé le 18/7/2006 ba ñu délibéré ce jour-là ñu condamné Ousseynou Ndione à 1 mois de sursis ak 25 000 amende. léegi nag man ba ma ñëwee y a le nom de Cheikh Fall qui c'est les anciens papiers am na ko plan bi moo nekk nii donc lu ñu waxee foofu mooy kayitu audience baa ngi nii bu ñu si bëggee copie mën naa la ko wax ñu condamné mais Ousseynou Ndione moom waxee dafa ne. Cheikh Fall dafa tayal woon baayam 35 000 kër gi. xaw ma ñu jaay ko 35 000 si lu nu wax ñoom mais ba nu demee tribunal nag vraiment ñiy wax si sax ñi ciy wax nii sax ñoom la fi biir bi concerné wala parce que kayit yaa ngi nii. léegi nag Cheikh Fall bu ay doomam doonee kër gi ñëw ne danoo bëgg a doon suñu kër doon seen kër baay am ay kayit yu wóor am audience bi nga xamante ne mu ngi nii ñoom ñu ne 2006 ba léegi ñaan nañu appel gisuma appel man ne leen indi leen ma appel bi sinon. famille Cheikh Fall am nañu droit ak seen kër parce que dañ leen condamné à 1 mois de sursis. dañuy daal di dem ba marché Madické bu Médina foofee nag boucher ya fa nekk seenum njaay mi ngi dox rawatina ci weeru koor wi bés bu nekk dinañu daaneel lu toll ci fukki xar te day jar macha allah loolu yi nag ñoom daal ñi ngi ci gis seen bopp bu baax ci wàllu koom-koom waaye li nga xam ne daal moom la ñuy wax rek moo di ni mbirum xar yi cher na lool ci jamono ji Mbaye Diaw moo fa doxantu woon. ñu ngi fii ci marché Madické de la Médina fii nag boucher yi fi nekk li ci ëpp yàpp xar la ñuy jaay jamono ji nag ñoom nee nañ fi mu ne nii client yi ñu ngi ñëw bu nu sukkandikoo ci boucher bi ku ci nekk mën ngaa jaay lu toll ci fukki xar par bis. waaw jaay xar ñoo ngi ci koor gi moom xam nga ñu bari dañu bëgg suñu dogoo ba pare rek lekk ndawal mais pour ndogu ba pare lekk leneen moom client yi moom ndawal la ñu gën a choisir waaw ndawal bi nag moo ngi fi. affaire yi xaw na tamit jafe tuuti xaw na yomb tuuti ñoo ngi jaay kilo léegi 4000 4200 non ça dépend rek mun nga rey ay 15 affaire wala lu ko ëpp. waaye boucher yooyu di xamle rek ne jafe-jafe yi nga xamante ni moom lañ am jamono ji mooy njëgu xar yi nga xamante ni danoo cher te loolu client yi mënuñu koo comprendre. en tout cas li ñu mën a wax daal mooy jur gi cher na quoi jur gi cher na te client yi da nga leen di expliquer du ñu am compréhensif bi da ngay jëndee li nga xam ne. bon ñëw di leen jaay mais ñoom duñ gis sa yokk quoi li nga leen daan jaayee rek la ñuy bëgg nga leen koy jaayee te suffit que du loolu quoi xar yi duñ seeree ci ñun quoi ci kaw lay seeree ñiy indi xar yi di ñu ko jaay ci ñooñu lay seeree quoi dañuy jënd ay xar ba 60 000 70 000 40 000 45 000 ça dépend ndax day am yu mag am yu ndaw am yu kii. kii nag doon koo xamante ni bari na ay tànk ci marché bi moom mi ngi ñuy xamal ne jamono ji ci koor gi moom yàpp xar moom la gën a farataal. je suis venu ici je connais l'endroit. fii dama fiy faral di ñëw lu bëri ndax yàpp bu baax la ñuy jaay te it sax lu mu ci gën a neex moo di ñoom te it lu mu ci gën a neex moo di fii dafa set te ñoom dañoo cëral client yi njëg li yomb lool. ils ont pas de problème quoi leur prix aussi c'est pas cher. client yi nag daal di ñëw ci marché Madické de la Médina foofu nag boucher yi di xamal ne seeni bénéfice waroon naa gën a ëpp lii bu fekkee ne rek xar yi cherul cher gi nga xamante ni moom la nemmeeku ci jamono ji.
dañ naan jow ba ca tugal foofee nag doomi Sénégal yi nga xam ne ñoo fa nekk bu fekkee ni dañoo am kenn ku wàññeeku ci ñoom ngir néew bi ñu indi ko ci Sénégal jafe-jafe yu taratar la ñuy jànkoonteel ci jamonoy mbas mile naka la ñu organiser woo ak naka la ñuy def ba indi ñi nga xam ni ñoom ñoo fa ñàkk seen bakkan fii ci Sénégal ngir ñu rob leen ci anam yi nga xam ni noonu lañ ko bëggee lu jafe-jafe la. Abdou Latif Diop toppal nañu ko. depuis bi pandémie coronavirus bi amee ba léegi mu toll ci at ñiy yëngu ci mbirum yóbbu ay néew Afrique wala Sénégal ñoom kat seen liggéey dafa gën a yokku sunu mbokk Sénégal yi nga xam ne dañ fee wàññeekoo ci Covid 19 bi ñoo ci bëri dañ leen di yóbbuwaat pour denc leen Sénégal. mboolemu doomu sénégalais yi am nañu fi ay mbootaay yi nga xam ne ay mbootaay bërëb lañu Soninké yeeg pël yi njaago yi joolaa yi mandeng yi jaaxanke yi malenke yi ñoom ñëpp am nañu yooyu kees suñu mbokk wolof rek ñoo amul kees yooyu ñooñu ils sont dans l'autre forme d'organisation qui sont liées au daïra notamment les daïra sénégalais yi daïra tijaan yi daïra murid yi ak daïra ñaseen yi ak yeneen daïra ñu nga xam ne ci biir yooyu daïra am nañu ay solidarité comme ci mbirum rapatriement des corps. ci France nag il faut nga am lu toll ci 2800 ba ci 3000 euros maanaam ñaari millions CFA lu ñu toll pour yóbbu benn corps Sénégal vol bii di Air Sénégal bi nga xam ne dafay desservir Dakar Paris Dakar moom nag yombal na lu bëri mbir mi. crise sanitaire bi nag moom dafa def ne ay société yuy yëngu ci mbirum yóbbu néew Afrique wala Sénégal dafa gën a yokku rawatina fii ci France et si Paris waaye Sénégalais yi ñoom seen bopp dafa am nag benn opérateur bu ñuy wax Christophe Levert boo xam ni moom la ñuy liggéeyal ci yu demee noonu depuis lu ëpp fukki at ak juróom. ci début pandémie bi nag président Macky Sall moom sax dane woon buggul ñuy rapatrier néew yi ndax da doon ragal muy wàlle su ñëwee Sénégal waaye am na ay Sénégalais yu jóg kat daal di taxaw ne ñoom mën nañoo jël seeni matuwaay ba suñu dugalee néew bi ci kees su ñëwee Sénégal dootu wàll kenn. waaw parce que loolu tiit bu njëkk la te defe naa ni de ki ko jox xel boobu mayu ko woon xel bu baax njuumtale kese la woon et aussi ne pas bañ a comprendre li nga xam ni satool wàllu si doomu Sénégalais yi ci mbirum bi nga xam ne dëj loolu moo waral président de la République waaye bi ñu ko xeexee ci moom ci loolu saaguñu ko waaye may nañu ko cëram may nañu ko wàllam may nañu ko lekk li nga xam ne lii moom président ak argument yu bare bi nga xam ne moom xam na ni moom mii ci boppam njuumte la mu comme ça mu delluwaat ci décision boobu dindi ko. ak nu mu mënti demee nag Sénégal yi ñoom jéem fexe nañ ba organiser wu bu baax ba seen mbokk mu wàññeeku ñu jël corps bi jël ay mesures ak ay jumtukaay yu ci war ba delloo néew bi Sénégal denc ko foofu. ci wàllu tàggat yaram dañuy dem ba Saly ni ki démb nag jëwriñ ji ñu dénk wàllu tàggat yaram di Matar Ba moom moo fa ubbi rek lii di congrès bi ñu jagleel sport travailliste maanaam ñi nga xam ne dañuy liggéey tey def tàggat yaram ak sport amateur foofee nag le ministre des sports Matar Ba xamle na ni Jeux africains wala bokk Jeux africains wala Jeux olympiques de la jeunesse yi nga xam ni fas nañ ko yéene amal fii ci réewum Sénégal dañu koy daal di def rek ngir daal di gën a mandargaal jàppale Afrique ci biir Afrique muy panafricanisme ñu gën koo fésal Matar Ba ñu déglu ko ci micro Mountaga Kane mu nekk nag kuréel gu am solo ñëw Sénégal bugg a càmbar seen doxalin loolu nag ñu war ci bénéficier wu ni Sénégal amee habitude ci recevoir organisation internationale yi wax naa leen ne ci turu président Macky Sall mbégte lañu am recevoir Afrique fii ci Sénégal bu ñu paree nag ci waxtaan wi lañ cay tënk ci doxalin loo xamante dina baax ci Afrique ñun dinañ ci jël liñ ci war a jël pour mën a gën a accompagner suñu fédération moo tax ñuy gërëm suñu doyen suñu père la sax muy Tony Ndoye ci liggéey bi nga xam ne mu ngi koy def ci Sénégal ba mérité confiance u Afrique ñu ñëw tey defee fi congrès bi woo nañ leen nag ci Jeux olympiques de la jeunesse parce que le président Macky Sall ba mu demee ca Buenos Aires ca Argentine ñu jël li nga xamante Jeux olympiques yi jox ko Sénégal dafa ne ñu ngi koy jël ñun Sénégal
waaye dañ koy jël ci turu continent africain parce que kenn mësu ko def ci continent bu noir kon bu ñu koy def képp koo xam ne borom xam-xam nga wala nga dëkk Afrique te mën cee jàpp dañ lay woo nga jàpp ci parce que réussite Jeux olympiques yi réussite continent africain. dañuy dem ba ndar nag dina daloo complexe sportif bu mucc ayib loolu nag ki ko xamle moo di directeur général bu AGETIP El Hadji Malick Gaye donte waxul complexe boobu ñaata lay jar kañ lay pare moom nag xamle na ni daal lu am solo lay doon ci wàllu tàggat yaram ca Ndar Géej El Hadji Malick Gaye ñu déglu ko ak Cheikh Diop. bu ñu waree def palais de sport parce que discipline sportive yëpp ñoo waroon dugg ci biir projet bi ñu dem stade Mawade Wade foofu aussi sax nañu occuper espace bi nañ ko utiliser benn espace bi fa desoon foofu la ñu ñëw dugal fa le palais des sports pour mën a jël les autres disciplines sportives. depuis le début dañ doon wax maire bi ak ministre bi suñu amoon site bu gën a yaatu moo gën parce que dañ ñu permettre stade bi ak palais des sports bi yëpp mu nekk ci benn site. dañ ñu permettre aussi ñu yokk ci yeneen commodité par exemple mu am benn terrain d'entraînement suñu bëggee recevoir ay compétition internationale dañ ñu permettre ñu yokk ci ay espace hébergement te dina permettre aussi commune bi gën a mën a gérer son développement loolu moo tax buñ ko waxee maire bi bu mu ko déggee rafetlu ko fi mu ne ni proposé nañu benn site nu mu tudd xaar yàlla boo xamante ni suñ fa demee ci lu nu gis ni ci prospection visuelle suuf si baax na mais du tee daanu ko gën a gëstu dem ba ci biir xam lu fa ne pour mu mën a attan liñ fa bëgg a def foofu yaatu na te daan fa def benn voie d'accès en 2x2 voies boo xamante ni dana indi nit ñi bi ci biir stade bi loolu yëpp nag man ak samay équipe daanaka pare nañu xëy na suñu waxoon site baa ngi ni tey dañuy dem rek actualiser suñu ay études suñ ko actualiser noonu entreprise bi ñu war nga démarrer. découverte dañuy desandi Mali ginnaaw suñu ndaw yañ fa yónni woon ñu xamalante leen woon ak barrage yu Manantali tey jii nag dañ leen di xamale ak bac bu Bafoullabé nag di def liggéey bu am solo ci dem beek dikk bi ci gox boobile nekk tamit bac bu nga xam ne ci wàllu koom am na lu am solo lu muy jur bagu Bafoullabé Matar Nguer ak Cheikh Diop yéeg nañu ca ngir nettali leen nan la fay demee. ñoo ngi ci bac bu Bafoullabé ci Mali dexuk Sénégal gi moo dagg yoon wi def ko ñaar boo bëggee jàll ci geneen wàll gi ci gaal gi di sëf nit ñi ak wata yi nga yéeg marché bi moo ngi ci pegguk dex gi fii daanaka ñépp mango la ñuy jaay ndax jamono ji mooy meññeef bi nga xam ni mooy ñor ci dëkk bi jigéen ñi di raxas seeni bool xale yi di sangu ci dex gi bés bu nekk ay téeméeri nit dinañu yéeg ci gaal gi ngir mën a jéggi dex gi Madu mooy dawal gaal gi bi mu ko tàmbalee ak léegi fukki at ak juróom-ñaar mat na ko 2004 ba tey maa ngi ci liggéey bi bis bu nekk juróom-ñaari waxtu ci suba lay xëy di wàcc juróom-ñaari waxtu ci ngoon boo yéegee ci bac bi paas bi ngay fay moo ngi aju ci lim bi ak xeetu wata yi nekk ci kawam oto yu ndaw yi nag juróomi téeméer la camion yi toll ci ñaari junni ak juróomi téeméer yi nga xamante ni ñoo gën a mag toll ci li nga xamante moo di ñetti junni. kii di Madu nag tey jii ci liggéey bi la taxawale këram. liggéey bi si laa yor sama njaboot ndax si laa takk jabar yor ci samay doom. ko tile kɔnɔ k'aw bɛ aller retour de kɛ ka ca dɛ mais estimativement e t'a dɔn aw bɛ vraiment ne t'a compté kelen de bɛ kɛ fila de bagi kelen bagi awɔ kelen de bɛ baara kɛ kelen de bɛ baara kɛ voilà il dit que il faut bis bu nekk li may jaabante ci diggante bi bari na mënuma ko lim sax ginnaaw fukki simili ci kaw gaal gi agsi nañu ci geneen peggu dex gi
fii la suñu paas yam. jërëjëf Matar Nguer ak Cheikh Diop ci découverte bu am solo boobu egsi nañ ci cëppaandaw jotaayu xibaar bi ñuy jaajëfal réalisateur Abdoulaye Ndiaye ci wàllu son bi l'ingénieur Modou Diouf doomu Xinin Moustapha Gabar Diop moo yewee na lépp ba ñu mën leen a jottali xibaar yi ci anam yu wóor te leer jaa ngeen jëf ci topp gi ngeen di topp programme u ITV.